mbokk yi asalaamaaleykum Seydina Seck moom mbégte ak bànneex ñëwaat ak yéen seen biir émission pencum diaspora di jotaay boo xamante ne dañu koy séq di fi waxtaanee jafe-jafe ak njariñ li nga xamante ni moom la sénégalais de l'extérieur bi di dund bu dee nag ay naqar la it ñu taxaw bokk ko ak ñoom bu dee soxla tamit ñu taxaw si nu ñu si war a taxawee loolu tey mooy njariñu jotaay bii waaye dañ koy tàmbalee tey ay kaddu mbégte ay kaddu jàmm di leen ko ñaanal ci atu wees bi ñuy dugg mu nekk si yéen atum naataange atum jàmm atum xéwal boog lu waay di yóotu rek bu dee lu gën ci yow la yàlla na ko suñu borom dogal mbokk yi seen émission pencum diaspora fii ci senegalactu.com Seydina Seck di leen ko présenté tey nag dañ koy jagleel rek wàllum Espagne ndax yàgg nañu fa interpeller si jafe-jafe yi nga xamante moom la sénégalais yi foofu di dund dinaa si ñëw nag lu bari mais tey dama koy jagleel rek wàllum consulat honoraire bi nga xamante ni moom moo nekk fële ca Tenerife muy loo xamante ni daf maa soxal ndax man ku ma yàgg xam ku ma yàgg déglu tamit yàgg xam ni man sama lu ma bëgg rek mooy lépp loo xamante ni sénégalais bi lay engagé lépp loo xamante ni sénégalais bi lay concerné ñun sénégalais yi ñun ñoo ko war a mën a jëlal suñu bopp ba tax na Tenerife dañu amoon foofu benn consulat honoraire benn tubaab jiite woon ko donte sax ñeneen yaayam sénégalaise la ñu tuddee ko Bernard Lonis mu démissionné depuis le mois de septembre passé waaye nag démission boobu lu si tey xel mooy dañu ko doon nëbb bëgguñu woon mu siiw loolu moo tax ñu ko doon nëbb di ñàkk beneen jotaay dina ci ñëw ndaxte am nañ jot nañoo récupérer information yëpp ba xam nañ ñu bëggul woon loolu siiw dinañ ci ñëwaat ndax fii amul lu ñu fiy nëbb ak yan nit mal intentionné ñoo jug taxaw ngir jéem a suul lu ñu mel tamit dinañ ci ñëw parce que yana ñoo xamante ni ils ont des intentions inavouées waaye loolu lépp tollaguñu foofu fu ñu toll mooy ana ñan ñoo war a mën a taxaw ngir récupérer loolu ñu jox leen consulat honoraire boobu nga xamante ni moom la Sénégal am foofu ngir ñu mën a taxaw saafara taxawu jafe-jafe yu sénégalais yi de l'extérieur yi nga xam dañoo nekk Tenerife di dund. parce que Tenerife sa position stratégique sa position géographique loolu rek jar na taxaw seetlu ndax mooy sortie de l'Afrique entrée de l'Europe ñi ngeen dégg ñu naan dañuy jël gaal yëpp Tenerife foofu lu ci ëpp fa la ñuy duggee donc ñoom am nañ mission boo xamante ne mission bu métti la donc man foofu sax ñoom dañoo tuuti bët waaye mënoon nañoo laaj consulat général ba tax na nag léegi sama gëstu ma ne waa yéen sénégalais yéen ñu nekk Tenerife yéen a ngi naan na fi tubaab bi dem na kan ngeen yaakaar ne tey moo ko mën a remplacer ndax mission bi du lu yomb de ñu ne ma loolu na sa xel dal am nañ fi benn sénégalais boo xamante ne yàgg naa taxaw si suñuy aajo yàgg nañoo dimbali ci lu bari yàgg naa dox suñuy diggante ak autorités yi nekk fii bu amee ku ñàkk bakkanam yàgg na di organiser ay quête ay assemblée générale kuy ñëw am loo fa bàyyi di barkeelu di kilifa di ko xamante ni doy nañu di ko xam ne aussi boo ko gisee muy dox wala muy waaxu jarul nga koy laaj foo jëm xamal ne si njariñu ak si lijjanti mbirum sénégalais de l'extérieur yu nekk fii di dund si ay jafe-jafe ci loolu rek lay dox di ko xamante ni aussi kilifa yi nekk ci dëkk bi muy nga xam ngay jiite daayira ngay jiite association ak tarixa yu nekk fii yëpp mboolem seen association jox nañ ko cër di ko xam ne aussi xamee nañ ko ci jub ak ci ngor nekk na aussi un rassembleur di boole askan wi ñuy nekk benn di jubboole teg si it yarum diine la yor ma ne leen kooku mooy kan ñu ne ma kooku ñi ngi koy wax Seydina Issa Laye Boye ñun daal kii bu ñu ko tànnalee mooy lu ñu gënal ñun askanu Tenerife te compte ëpp nañ 3000 yuy dund foofu ndaxte
bari na si ay dëkk yoo xamante dafay am jafe-jafe consul bi ak population bi nekk foofu lépp rek si tànnit fa la woon ndax dañuy def choix yoo xamante ni du ñu consulter base bi am na si ay dëkk yu bari yoo xamante ni tey jii loolu moo fay problème yooyu moo fay am ba tey tout le temps damay joxe exemple Milan parce que consul boobu moom mënut a nekk ak askan wi ndax tànnif wala ndaw si pànk na ndaw si mën na tontu diplomatie zéro ñu ne nag loolu la ñuy bañ mu dal ñu fii si Tenerife moo tax ngir yàlla war a soli askan wi nee nañu dañuy ñaan autorités yi ñu consulter la base xool kan moo gën ci Tenerife ngir ñu mën ko jox consul honoraire boobu mu yore ko loolu tey message yooyu lay jot man tamit du ma dégg rek gëm ma dem gëstu xool kan mooy jëmm jooju ñu may wax mooy kan ndax lu ñu wax ci moom yëpp mi ngi koy matale ndax mi ngi koy jëfee ma gis ni tamit lu ñu ma wax gis naa ko parce que tamit ñun nga xamante ne dañoo yàgg di alerte 2009 ba tey ñu ngi gëstu mbirum diaspora donc bu ñu gisee ku mel nii dañ ciy sawar jàppale parce que ñun moo ñu oyofal suñu liggéey mus naa ko wax Momar Dieng Diop je pense que ni yéen ñu nekk Espagne ñëpp xam ngeen ko ma ne ko man Momar boo gisee ma sawar di nekk ak yow wala di waxtaan ak yow da nga mooy oyofal sama liggéey ci lu bari ndax lu ñu la gis fu ñu la gis ngay dox communiqué bu ñu la gis nga yónnee sénégalais bu nekk si ay jafe-jafe moo tax fu ñu la gis rek wala fu ñu la dégg rek ci loolu ngay dox donc nag man mën naa wax ni keneen laa gis koo xamante ne tamit noonu la mel moo tax dañuy sawar di alerter boo gisee ma jël émission bi jagleel ko parce que tamit dama gis ni ku mel ni tey ñun bu ñu si amee 5 ci dëkk yu nekk ñun jaratu sax ñuy waxati moo tax bu dee yéen ñi nga xam yéen a ñuy jiite bu dee njariñu diaspora bi moo tax ngeen nekk fi bu dee l'intérêt des Sénégalais de l'extérieur moo tax ngeen nekk fi bu leen juum si tànneef parce que base bi nee nañu kii la te it magu dëkk ba ñi nga xamante ni dund nañ fa 30 jàpp 40 ans loolu lañ lay wax ci jëmm ji am na sax ñoo xam ne dañ fay jaar rek été parce que dañoo nekk ci réseaux sociaux yi ñun bu ñu bëggee mën ay enquête fu ne la ñuy dugg ku ne la ñuy laaj tamit parce que rek du ñu rek sukkandiku ci benn xalaat wala ci benn groupe seen xalaat déedéet ba tax na ma ni sama wax ji mais yow li nga wax ni lan moo ma ko mën a prouver mu ne ma weddi gis bokk ci jox ma ay vidéo yoo xamante ni da ngay taxaw muy le 26 décembre bi ay benn cérémonie boo xamante dañ ko defoon foofu ngir amit jàppale ñi nga xam dañoo ñàkk seen bakkan ñu war leen a mën a yóbbu moom jëmm jooju moo ko organisé woon imam yeeg président association yeeg président daara yeeg lépp luy couche sociale bu nekk ci Tenerife mi ngi fa woon donc loolu rek doy na firnde moo tax sunu autorités yi dañuy dellu di leen ñaax tamit encore une fois Tenerife dafa nekkul fu am lu am solo ci wàllum immigration mbooloom ñu nekk Espagne ñu ci bari wala ñu nekk ci diaspora bi ñu ci bari xam nañ yoon boobu après fa la ñu jógee ñi dem Almeria ñi dem yeneen dëkk yi mais tey bu ñuy xool seen camp yëpp fa la nekk donc ñooñu dañuy soxla ku leen taxawu moo tax man de dinaa nag gëstu dinaa continuer di gëstu parce que am na ay information aussi yoo xam ne maa ngi koy jot nekk lu ma neex dara neexuma ci parce que dama yaakaar ni doomu sénégalais bu jug taxaw ñëpp taxaw seedeel ko lu ñu mel ñëpp taxaw ni kii kat jàmbaar la ñun lu leen war yéen waa Sénégal yi nekk Tenerife mooy ngeen taxaw jàppale ko ci ginnaaw loolu moo leen lu leen war parce que boo gisee ma wax loolu dama jot ni ba consul bi démissionné depuis mois de septembre am na ñu doon nëbb information boobu loolu tamit dinañ ci ñëwaat ci waxtaan mais tollaguñ foofu ñun fu ñu toll mooy nañu fexe ba consulat bi nekk ci loxo sénégalais ndax tubaab mënul xam ñun suñu vécu social mënuñoo xam lan moo ñu naqari mënuñoo xam ñoom lan mooy suñuy soxla il est temps lu ñu fexe ba CFA bi ñëw suñu loxo
noonu la ñu war a mën a def ba consulat honoraire yi nekk ci diaspora bi yëpp ñëwaat ci loxo sénégalais yi parce que yéen sénégalais yéen yéen dem ci dëj yi yéen yéen dem ci ngénte yi yéen yéen dem ci jàng yi yéen yéen dem ci gàmmu yi yéenay dugal leen teg sénégalais yi donc yéen yéen a gën a xam seeni jafe-jafe du un tubaab mooy ñëw di ñu ko lijjantil il faut que suñu autorité yi am fulla ci loolu tamit il faut que ñu am ci fulla donc pesum kanam nag borom moo koy fajal boppam. Il est temps indépendance ba ñu ko amee 1960 ba tey ñu bëgg di wékku nag ci tubaab yi loolu dafa ëpp déglu leen base bi déglu leen askan wi lu ñu wax déglu leen askan wi lu ñu wax nañu jël lu ñu moom dafa doy parce que lii tamit yàgg nañ ma ko interpellé ci Barcelone xool leen Barcelone nu mu toll xool leen Barcelone lu fa nekk ci ay sénégalais benn tubaab bu màgget dafa nekkoon ba mu deewee doomam ñëw remplacer ko ñoom ñooy consul honoraire il faut que tamit ñuy xool li nga xamante ne moom mooy njariñu askan wi. Espagne Italie minimum war nañ am 3 consulats généraux ci dëkk yi comme ni ko France amee mais je pense que nag lii ñuy wax dina dugg ci bopp autorités yi nga xamante ne ñoom ñooy yore tànneef bu ñu mel parce que tamit dem leen ci base bi rek ngeen xool wala ngeen déglu lu ñu leen di wax man pendant une semaine maa ngi toog di recueillir ay informations di recouper di xool lu yenu maanaam ma gëm ko lu yenul maanaam ma teg fële gëstu ko xool ndax naa ci am confirmation mais lu ñu mu wax yëpp ci jëmm ji je pense que ni ay nit yu bokkul ku ne wax ma dem laajte tamit koo xamante ni aussi xam na maîtriser na zone boobu mu confirmer lu ñu mel ma ni kon kii ku ko tànn man dina ma oyofal sama liggéey dina oyofal nekkinu sénégalais yi nekk foofu. dañu lay ñaax nag yow suñu boy sas wile bés bu la ko yàlla suñu borom yene bul nangu mukk askan wi gën laa gore bul nangu it trahir confiance autorités yi nga xamante ni ñoo la dénk lu ni mel ndaxte ñun doxuñu ci ay caaxaan nii la ñu war a mën a nii la ñu mën a taxawee nag ëllëg diingat boo fi defee naka sunu noonu kon nag lu mat a bàyyi xel la du ma jeexal nag te du ma ñaax wala dellu di ñaaxaat autorités yi ñu bàyyi xel ci kaddu yi nga xamante ni yëkkati nañ ko fi ndax jamono ji waa Tenerife soxla nañu ku leen taxaw soxla nañu ku leen jaamu seen soxla nañu ku mel ni Seydina Issa Laye Boye di Baye Fallu immigré yi ñun nag bu ñu gisee ku mel nii dañ ciy sawar ndax wax naa ko sànq daf ñuy wàññil daf ñuy teggil suñuy yëngu-yëngu loolu nag laa bëggoon na wax jeexale ko loolu nag tey jii moo nekkoon seen émission pencum diaspora di wàllum xibaar yi nga xam dañ ko war a wasaare jëm si diaspora bi lii nag lu jëm fii parce que suivi lay nekk suivi de cas dina am lu bari loo xamante aussi maa ngi koy jot maa ngi koy gëstu dinañ si gën a ñëw mbokk yi Seydina Seck di leen gërëm bu baax a baax di leen sant di leen souhaiter encore une fois une bonne et heureuse année 2020 di leen ñaanal jàmm fépp fu sénégalais nekk maa ngi lay ñaanal jàmm lépp looy yóotu bu dee lu gën ci yow yàlla nañu ko suñu borom defal yéen tamit awma seen fay gis naa ñaan yi dinaa gis des fois commentaires yi maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm jërë ngeen jëf